asalaamaaleykum wa rahmatulillah ñi ngi nuyu mbokki taalibe yi kenn ku nekk ci sa tur ak ci sa sant waaye li ma leen bëgg a xamal mooy tey jii ñi ngi nekk ci université Cheikh Ahmadou Bamba bu Touba nga xamante ni sëñ Muntaxa Mbàkke la tombeel mu naal sëñ bi naal bi teg ko ci ay loxoom mu wóolu Abdou Lahad Ka jox ko depuis pose première pierre ci décembre 2018 ñu commencé liggéey bi depuis 6 mai 2019 ba fii ñu toll nii maximum ci 1 an et demi la ñu war a toll léegi nag il faut ñu defal leen benn bilan d'étape boo xamante ni mooy permettre képp kuy taalibe commencé ci man mi joxe dërëm ak ñaar dërëm ñu xam ni que mbooleem lu ñu jox sëñ Muntaxa dugal na ko fi ba dugal fi leneen loo xamante ne bu ñu leen ko waxoon da ngeen naan fu ko sëriñ bi jëlee loolu it ñu ngi ci sant it nag Abdou Lahad Ka mi nga xamante ne ñun mooy suñu kilifa it di ñu encadré. te maison de presse bi depuis boobu ak léegi am nañ fi ay travaux yoo xamante ni bu dul woon yéen ñii taxaw kon am na loo xamante ni kenn du ko xam parce que c'est des travaux enterrés parce que lu mel ni bibliothèque bi la nga xamante ni rien que fondation bi jël na 537 tonnes de ciment nekk 1475 mètres cubes de béton am 137 tonnes de fer ci fondation boo xamante ni ab sous-sol la bu ñu paree ba suul ko ku ñëw da ngay gis bâtiment bu taxaw nga gis benn rez-de-chaussée benn étage nga ne lii de xëy na bu la neexee sax nga xayma ko ci 100 000 wala 200 000 te fekk na la dugg ca biir taxawal na bâtiment yu mag yi la bâtiment yu mag yi nga xamante ne maa ngi ciy jëm mu nekk ci UFR science islamique et langue arabe ay bâtiment la yoo xamante ne benn bu ci nekk ñetti étage la te ñetti étage yooyu la seen béton lépp buñ ko xaymaa mi ngi toll ci 1980 mètres cubes de béton. Ça veut dire que tolluwul fondation bibliothèque bi fenn loolu c'était juste un passage mais université bi actuellement loowu Touba matériaux dafa laal ñetti zone mu nekk 9 bâtiments zone bi mu njëkkee te sëñ bi demandé woon ko mu doon majalis bi dañ fa am ñaari salle d'étude yu fa nekk benn bu ndaw ak benn bu mag te buñ nee salle d'étude bu ndaw dina xaw a jaaxal ñu bari parce que salle d'étude bu ndaw boo xamante ni mi ngi nekk 2400 mètres carrés nekk 3 niveaux donc ça veut dire que boo jëloon këru Ndakaaru bu 150 mètres carrés presque mën naa ne 7 étages la donc te ñun fii bâtiment bu ndaw lañ ko tuddee bâtiment bi ñu tuddee bâtiment bu mag mi ngi nekk 4800 mètres carrés ça veut dire que kooku bâtiment 12 étages la boo xamante ni ci terrain Ndakaaru yi donc lii mooy li nga xamante ni moo nekk ci majalis bi ñu tàmbalee mu am fa benn restaurant boo xamante ni restaurant ba 400 mètres carrés la majalis boobu nag bâtiment bu ndaw bi ñu tuddee bu ndaw 1400 mètres carrés bi gros œuvre am actuellement mi ngi ci 90%. actuellement second œuvre bi moo des maanaam électricité plomberie ak carrelage ak aluminium bi ak VMC ak vidéosurveillance te yooyu mi ngi xaar bâtiment témoin ba la nga xamante ni dañ ko faa def di xaar ñu valider ko maanaam def nañ ko fa boole ko joxe ay fiche technique yoo xamante ni il faut que bureau de contrôle ñëw saytu ko ba ni lii jaar na yoon man ngeen ko répéter ci yeneen bâtiment yi donc loolu lay xaar bâtiment bu mag bi nga xamante ni 4800 mètres carrés la moom actuellement raaxu biti moo ci des ça veut dire que donc mi ngi ci 95% de gros œuvre waaw actuellement moom sax d'ailleurs commencé nañu poser grille métallique yi commencé nañ leen a posé carreleurs yi ñu ngi commencé di dugal suuf mu des restaurant bi nga xamante ni charpentier yi xëy na du ñàkk ci PC yi di ngeen ko gis ñiy defar charpentier yi commencé nañ ko parce que moom bâtiment ba RDC la ba pare ñu charpenté ko comme restaurant la ne te ay nit dafay nekk 400 mètres carrés yëpp looloo tax ñu def ko charpente instant bi ñu toll nii bureau de contrôle ñëw na vérifier na fer bi jox nañ ko ay fiche technique demandé nañu plan d'action jox nañ ko it aussi méthodologie ba la ñu mëjoon a tënk Sénégal dañoo baaxoo di def ay charpente yoo xamante ni dañ koy suude ba pare yëkkati ko teg ci kaw mais bureau de contrôle bi ñu ñëwee ak fer bi ñu demandé muy acier galvanisé dañuy wax ni buñ ko suude pièce bu ci nekk ak moromam nañ ko bënn wutal ko boulonné ko wutal ko système d'étanchéité parce que mooy tax dafa am lu ñu ciy sóoraale ñoom ci sismique bi nga xamante ne pour ngelaw leeg yu demee noonu du ko may muy mën a noyyi parce que boo ko suudee mu ne bloc benn place rek ngelaw bu ñëwee du noyyi te lu noyyiwul du baax moo tax ñoom nee nañ il faut que charpente bi dinay noyyi moo tax dañ ko war a dañ ko war a boulonné donc loolu ñoo ngi ci actuellement boo jógee foofu nag ñu dem nag UFR science islamique et langue arabe
foofu moom ñetti bâtiment moo fa nekk ak amphithéâtre 1500 places bi muy ñeent ñetti bâtiment yi fa toll it ñoo tolloo mooy yu 2400 mètres carrés yi nga xamante ni ñetti niveau lay doon benn bâtiment bu ci nekk rek dina am lu toll ci 12 salles de classe yoo xamante ni ay jàngukaay lay doon dina am ci ay bureau lu toll ci 8 bureau dina am aussi ay salle TD ca kaw dina am aussi ay salle de réunion ak ay salle vidéoconférence parce que bâtiment yi ngi gis noonu bâtiment bu ci nekk dañ ko relier ak fi nga xamante ne waxaguma ko muy administration bi ca rectorat ba fa nga xamante ne fa la recteur bay nekk nga xamante ni bâtiment bu ci nekk mën na bës bouton xam lu la fa xew ci zone yi nga xamante ni moom la demandé ñu defal ko fa parce que nag Touba dañ di nitu sutura te it bëgg it lépp lu ñuy def it ñu nekk ci référence ba nga xamante ni salle de classe yi ak salle de réunion yi ak salle TD yi yooyu yëpp dañ koy relier ak rectorat ba nga xamante ni ñoom dañoo am programme boo xamante ni spécifique la dañ koy teg kooku moom dinañ ci ñëwaat xëy na peut-être avec le service pédagogique mais pour l'instant comme ñu ngi ci wàllu technique bi donc ñetti bâtiment yooyu 2400 mètres carrés benn bâtiment bi foofu moom lañ tuddee bâtiment témoin fa la ñuy def carrelage fa la ñuy def aluminium fa la ñuy def électricité fa la ñuy dem def plomberie fa la ñuy déparer VMC bi fa la ñuy déparer aussi vidéoconférence yooyu dafa nekk ay corps yoo xamante ni jotewul dara ak grosseur bi mais bu ci nekk dafa am spécification looloo tax sax tey jii ñu indi leen fii ci bureau bi parce que bâtiment bu ci nekk dañ ko ubbil actuellement casier parce que bi ñu toll ci grosseur bi ciment lañ soxla béton lañ soxla ak suuf ak fer kooku ñetti composants yooyu te ñetti composants yooyu gàcce nga alaama Abdou Lahad Ka parce que ñun nous sommes des techniciens te yàgg nañ ci ay chantier te gis nañ ni foofu daf ñu accompagner dem ba Turc dem ba Espagne dem ba Italie indil ñu centrale à béton bu njëkk ba Touba dañ naan góor pelle jigéen palaat ñu xëy suba ba 20h wala minuit di couler rek waaye nag lépp lu ñu daan couler ci bis actuellement ak centrale à béton bi mi ngi def 50 mètres cubes par heure mu dem jënd ay tuppi yoo xamante ne benn bu ci nekk 10 mètres cubes la indi ko teg fii bi ñu ñëwee aussi ba commencé romb fondation bâtiment yi nekk 3 étages béton bi lu koy jëlee si suuf yóbbu ko ba ay 25 mètres mu dem indi ñaari pompe à béton yoo xamante ne benn bu ci nekk dina la pompeel 10 mètres cubes ci 10 minutes nga xamante ne bu ñu ko placé tuppi bi bu ñëwee 10 minutes la fiy def 10 mètres cubes lay indi sotti ci pompe bi di ko aj ca kaw maçon yi dañ fay nekk di dressé foo xamante ne da nga fa daan gis mbooloo ñu dajaloo léegi ñaari nit nga fay gis parce que li si des yëpp pompe bi moo koy def. donc muy benn ñaareel bi aussi mu indi nag laboratoire boo xamante ne bu njëkk ba parce que kenn ñemewul def ci bâtiment bu sérieux ay liggéey te doo am laboratoire di contrôler sa béton est-ce que béton bi jaar na yoon wala jaarul yoon te it yooyu yëpp dafa nekk loo xamante ni il faut ñu di ko bàyyi xel laboratoire bi it dafa indi laboratoire boo xamante ni dafa ànd ak presse ba pare nag ànd ak système dernière génération pour suñu éprouvettes yi et puis en même temps it ñu demandé ñu def formulation de béton pour xam saako ciment bu nekk suivant qualité béton bi li ñu ci war a def suivant suuf bi lu ñu ci war a def dem nañ ba njaal benn gi ñu wax ñu suuf bi nañ ko corriger parce que suufu tubaab bi nañ jëli bu njaareem bi ñu indee bu njaareem bi ñu corriger ko ak li ñu naan 0,3 pour mën a liggéey yooyu yëpp Abdou Lahad Ka def na ko tey jii fi mu nekk nii bu ñu duggee ci seen PC yi poto bu ngeen laal mën nañ leen a wax bis bi ñu ko liggéey bañ koy liggéey kan moo ko autorisé plan yi ko def ak autorisation yi nga xamante ne am nañ ko donc yooyu yëpp dafa nekk loo xamante ni def nañ ko fii looloo tax bi mu tolloo fii nga xamante ni nag moom mooy nag léegi nag seconde œuvre mu ni nag seconde œuvre bi it aussi dafa bëgg bu ëllëgee kenn bañ a wax ni matériel bi fu mu jóge matériel bu muy indi da koy indi mu nekk benn matériel mu def ko ci villa témoin ba pare nag indi fiche technique am ak méthodologie de pose bi ak it ñu jox ko bureau de contrôle ba mu xool validé ndax lii ISO 9000 accepté na ko wala accepté wu ko est-ce que la communauté internationale accepté na bii matériel wala déet dem nañ ba ci karo yi nga xamante ni karo bi moom tant que xoosuñu ko xoos ba karo bi jeex takk doo mën a xam ci karo bi dara moom la ñuy wax ay U3P3
nga xamante ni bu boobaa nekkul grès émaillé boo xamante ni bu ci ñaari tànk jaaree mu xoosu bu fekkonte ne dafa fekkoon mu xonq mu verte mu ñuul wala bu fekkee dafa ñuul mu jël beneen couleur mais kii couleur bi ngeen gis ci carreau yi boobu couleur moo fi nekk te it aussi moom plein grès la donc lii mooy li nga xamante ni def nañ ko fi donc nag instant bi ñu toll nii nag depuis semaine passée daa mel ni moom Abdou Lahad Ka dafa xamoon ni réunion coordination dafa am lu ñu bëgg depuis semaine passée la commencé jël kàngami entreprise bi ñi commencé ci chef de chantier yi ñi commencé ci ouvrier yi ci manœuvre yi ñi commencé ci chef de chantier yi conducteur de travaux yi ba ci directeur des travaux bii ma nekk ak suma directeur exécutif ñun ñëpp daf ñu doon dajale depuis semaine passée dañu demander pour ñu saytuwaat kayit yi parce que nee na buggul daal ëllëg si biir dara loo xamante ni daal lu koy loo xamante ni dinañ ko laaj te du ci mën a tontu. ba tax na donc plan d'action yooyu ñu doon def nag da nekk plan d'action yoo xamante ne pour second œuvre bi la te yooyu yëpp actuellement pare na ko ba instant bi ñu toll nii li nga xamante ni moom la réunion coordination soxla Sëriñ Muntaxa soxla ko képp kuy taalibe soxla ko mooy que ni instant bi ñu toll nii yàlla dimbal nañu ba nga xamante ne ku mel ni président de la république ñëw na fi ku mel ni ay directeur université du Sénégal ñëw na fi ku mel ni ay recteur ñëw nañ fi ministre de l'enseignement ñëw nañ fi te ñoom ñëpp am nañ vraiment lu leen jaaxal tuuti ci délai bi nga xamante ni muy 1 an et demi bii ñu jot a def fii université bi toll te am na yeneen i université yoo xamante ne jarul la tudd yoo xamante ni def na ñaari at te tolloogul fii donc yooyu mu nekk yoo xamante ni yu leen jaaxal la Abdou Lahad Ka ni nag dina leen gën a jaaxal parce que ci second œuvre bi lay dem parce que bâtiment mën naa dem ba ni ñu mu taxaw kuy romb di nga gis bâtiment bi di jug ñi nga naan ñee ngi liggéey mais dina dem ba bu bâtiment bi taxawee mën nañ faa def weer wala ñaari weer te nit mën na faa romb te du xam lan la ñuy liggéey parce que boo nekkee ci biir di def carrelage kenn du ko gis boo nekkee ci biir di def électricité kenn du ko gis nga nekk ci biir di def plomberie ak yeneen léegi nag Abdou Lahad Ka dafa dem indiwaat ay li ñu naan ay gadget la mais c'est des gadgets professionnels parce que instant bi ñu toll nii fi mu nekk nii su ma doon contrôler appareil bu njëkk bii rek nga xamante ni lu mu gàtt dina jar 200 000 francs nga xamante ni mënoon naa ñàkk it nag parce que bu ma ko jëndalul woon it dinaa jël sama mètre dinaa nit demal téyel ma fële ma mesurer dimension bi est-ce que lii ñu ma santoon ndax loolu laa def parce que dama war a defar plan de récolement bi mooy lan mooy que ni projet bi ñëw na plan yi lii la joxe mais à chaque fois dañuy ñëw di def ay modifications service pédagogique di ñëw gis ni que lii bu ñu ko doxalee woon nii moom mooy gën yooyu yëpp ñuy def ay modifications bu boobaa it nag léegi appareil bii nga xamante ni laser la da nga koy jël da nga koy pointer point bi nga gis nii fu mu taxaw boo bësee bouton rek automatiquement daf lay wax ni la yow fii nga taxaw nii ba foofa mi ngi nii nangami mètre la wala nangami centimètre la daf la koy jox donc loolu it bu fekkente ne da nga bëgg mesurer faux plafond it aussi soxlawul ngay ànd ak kenn mën nga bàyyi ba nit ñi liggéey ba wàcc parce que nag loolu moom mooy rôle directeur des travaux wala conducteur des travaux parce que bu nit ñi liggéey di nga joxe ay instructions mais bu nit ñi liggéey ba pare aussi ci jour bi balaa dara wow war ngaa mën a xam ne li ñu def baax na wala baaxul bu fekkente ne lu ñu war a rectifier ñu rectifier ko ba ci bi muy tooy bañ a bàyyi ba mu wow nga na ñëw naan tojal ma lii wala tojal ma la loolu taxu ñoo jóg. beneen bi ci xam te ne moom moo ci desit mooy que ne appareil bii nga gis nii moom it appareil laser de niveau la parce que bu njëkk ba da nga daan jël niveau 2 sol ci ndox. jox ñaari nit kii téye fii kii téye fële nga yore sa big di leen topp yëkkatil wàcceel boo paree di ko fi tax léegi nag appareil bii moom it nga gis nga ko ni benn bouton ngay bës régler point bi ngay régler ba mu normal rek li nga koy gis nii dafa bu la neexee nga def ko ci trépied bu la neexee dafa am aimant foo ko indi rek mën na faa taxaw nga niveauté boo xësee ba niveauté mu taxaw point bi nga xës ba marqué jaratul bu la neexee nga bàyyi ko fii bayit des na it aussi muy plomage yi ba ci bu fekkente da ngay commencer def faïence donc am na nu muy demee daf lay jox carrément say angle droit bu fekkente ne da nga ko jël à 30 degré 45 degré 90 degré appareil bi da lay génne lépp loo xamante ne du ko bàyyi te lii lépp it nag wax dëgg yàlla bii appareil moom déjà sax man xaw ma ñaata la jar mais xam naa ni nee na ma bul ko toppatoo li nga soxla wax ko rek dinañ la ko indil donc appareil bii actuellement man personnellement ci notice bi maa ngi koy doog a commencer liggéeyee. parce que bu njëkk ba dañ daan am yeneen méthode yu ñu daan def te it nii muy nga xamante ne ñun ñooy cadre yi nga xamante ne ñun ñooy techniciens yu mag yi mais terewul it aussi daf ñuy demander te it loolu waxaat na ko léegi avant ngeen di ñëw defal na ak ñun réunion
boo xamante ni toog nañ depuis presque mën naa ni 10 heures ba léegi uniquement pour ñu jéem a seetaat suñuy taxawaay yi mooy lan mooy que ni nee na on n'a pas droit à l'erreur buggul ñu def dara di ko defaat buggul ñu def dara ba pare wàññeeku nit ñëw di fa teg baaraamam nee na loolu moom nekk na loo xamante ni parce que nag bâtiment dina toll foo xamante ni la nga war a def mooy que ni boo bëggee ni damaa bëgg a pare dat sàngam mooy que ni na yéex na lëfin waaye na baax heure boo xamante ni def nga dara bul ci dellusiwaat te keneen du ci dellusiwaat te it aussi na nga am këyit goo xamante ni wóor na la ni ñi ko war a saytu nañ ko parce que dañ fi am ay architecte am fi am ay bureau d'étude ba pare am fi ay bureau de contrôle ba pare am fi ñoo xamante ni ñoo représenté sëriñ bi di fi nekk sans frontière wala sans limite wala ñu ñëw à l'opiné dugg fi filmer jox fi génn fi ay instructions yoo xamante ni ñun yenn saa yi sax dinañu jaaxal parce que yenn saa yi ñu ñëw fekk benn poste boo xamante ni bu ñu ko filmé mais dina tax ñun ñu gën a xam ni que kon bu ñu góorgóorlu woon benn nañ góorgóorluwaat fukk parce que ñoom dañuy ñëw di ñu ñaax ñun attention ñun bu ñu ñëwee amuñu fii la ñuy xool wala fële la ñuy xool dañuy ñëw di filmer di dem seen yoon rek te bu ñu filmer ba pare dañ koy yóbbu sur le plan international te it loolu it aussi dafa am ñaari volet benn bu njëkk bi tax na ñun bu ñu doon góorgóorlu benn ñu góorgóorlu ñaar beneen bi si des tax na taalibe yi nekk Sénégal ak ya nekk bitim réew bu ñuy gis liggéey bii dinañ xam ni que ñoom seen dërëm ba ñuy joxe dëgg def nañ ko fi ñu ko war a def te sëñ Mountakha Mbacké moom gàcce nga laama tey jii amul dara luñ ko mën a wax loo xamante ni lu dul wóolu bi mu wóolu Abdou Lahad Ka te it Abdou Lahad Ka gëm ko ànd ci ak moom ànd ci ak ñu nit parce que fi mu nekk nii ñun dañuy toog moom yàgg ñun ndax moom maire la wala entrepreneur la parce que ñun ñuy techniciens yi sax fi mu nekk nii dinañ tëral suñuy planning defar plan d'action étayé ko par des commandes ak yooyu commande ya ñuy commandé ba nga koy commandé fekk moom commandé woon na ko da ngay commandé fekk oto bi ñëw taxaw parce que loo commandé léegi oto bi ñëw taxaw ça veut dire que kon oto bi taxaw am na commande bu ko jiitu kon moom avant que ñun ñi nekk ci terrain bi ni dañoo soxla nangam moom dina fi jaar suba dina fi jaar bëccëg dina fi jaar tàkkusaan yenn saa yi dina fi ñëw guddit ànd ak ñi mu war a àndal yore xool la mu war a xool da ngay xëy rek ni bindal ma bon de commande camion bi ñëw gaare xam nga loolu lu doy waar la beneen bi ci desit aussi day ànd ak ñu nit aussi ci ñoo ngi nii léegi bi ngeen di ñëw ñëwee nañu fekk ñu jóge ci réunion boo xamante ni mais lu ëpp ca réunion ba day nekk loo xamante ni da koy accès ci loo xamante ni luy defar la rek benn nee na tolérance zéro ñaar nee na am na loo xamante ni du ko accepter kenn instant bi toll nii sëñ Mountakha lim ko jox fii la ko teg ci bakkan bi seetu ci doom seetu ci jarbaat seetu ci keneen koo xamante ni da nga fay ñëw mu di la fay. saa yi dina toog avant décompte di ñëw jaay na fi terrain ci lu ma yëg jaay na fi ay nag ci lu ma yëg parce que chaque 15 jours ñu fay nit ñi tey nit ñi ñuy fay par 15 jours dinañ leen fay ñu jëlee fi xaalis mais dinañ leen fayit ñu jëlee fi xam-xam tey jii am na ci université bi ñoo xamante ni mën naa ni jot nañ seen lijaasa ba ñu ngi ci yeneen i chantier parce que bi ñuy commencé turc yi ñu fi indi woon ak italiens yi ak espagnol yi dañoo defoon transfert de technologie dañ daan jël benn étranger boole ko ak ñeenti sénégalais ñu nekk benn équipe ñuy liggéey loolu fi mu nekk nii am na fi coffreur yoo xamante ni instant bi ñu toll nii ay sociétés yu mag yu ma mënta tudd ñoo leen jël yóbbu leen mais il est bien vrai que bañ leen di yóbbu fekk na ñun la ñu soxla woon am nañ ko ba pare parce que instant bi ñu toll nii actuellement en gros œuvre à part bibliothèque bi nga xamante ni parce que dugguma foofu muy administration ba ñaari bâtiment moo fa nekk benn bi mooy rectorat benn bi mooy bibliothèque bi te rectorat bi actuellement 4 étages la ak terrasse actuellement ña nga ca terrasse ba pour defar dal ba li si des yëpp actuellement ci bibliothèque bi vitrage la aluminium la te tey jii actuellement benn bâtiment bi nga xamante ne moom lañ def bâtiment témoin espagnol yi ba ñuy ñëw Abdou Lahad Ka dafa fekk mu dem jéggaani jënd atelier complet boo xamante ni mi ngi ko installé fii biir Touba atelier boo xamante ni lépp fii lañ koy defaree benn bâtiment bu 2600 mètres carrés bi aluminium bi yëpp ci ñetti fan lañ ko def posé ko ci ñetti fan lañ ko def posé ko ça veut dire que boo ko bëggee def juróom-ñeenti bâtiment mais kooku daanaka du dara waaye nag dafay fekk nag nga jël say précaution jël say méthodologie jël sa matuwaay. actuellement administration bi rectorat bi moom féete na boor mu des nag bibliothèque bi moom ci boppam moom lañuy wax ni moom mooy bâtiment bi nga xamante ni moom moo fi am sous-sol boo xamante ni
2400 mètres carrés la moom sous-sol boobu amoon na radier am ay poteaux yoo xamante ni fondation kese rek kese moom lañ wax ni jël na 537 tonnes de ciment léegi ñu ngi jëm nag léegi ci rez-de-chaussée bi actuellement coulé nañu plancher haut bu sous-sol bi rez-de-chaussée bi poteaux yaa ngay taxaw moom dafa war a nekk normalement ci yoon ñeenti étage waaye duñ ci mën a wax bu sori parce que it aussi bañ koy xayma boobu moom rek moo fi nekkoon comme bibliothèque te jamono ñu toll nii dañoo defaat beneen bâtiment boo xamante ni bibliothèque lay doon boo xamante ni ñu tudde ko kër xasida yi te suñu mbokk yi la nga xamante ni suñu xarit lañu ñoom it ña nga ca nekk te ña ngay avancé donc non moo tax ñu bëgg a xool nu ñu koy xaymaa ba nga xamante ni lii day continuer yem ci bâtiment bi la sa des dem ca beneen bâtiment bële te université bi tamit aussi defaral nañ ko noo xamante ni kër du pare noonu lañ ko mën a tuddee parce que Sénégal université Dakar nga ne la tey boo fa demoon fekk fa bâtiment yu nekk en chantier ñu di ko xat-xatal ci ruq-ruqaan fii nag on est à 23 hectares te fi mu nekk nii bi bâtiment yi taxawee ba pare dese nañ fi espace yoo xamante ni ëllëg si biir ku manti ñëw ak la nga xamante ni sëñ bi nal na ko te ñun egseegul si suñu xam-xam ci li ñu yëg loolu ay place am a ngi fi démb réunion de coordination rek wax na ko nee na leen actuellement wax leen ma seeni priorité ma defal leen plan d'action defal leen planning ñun ñii réunion tey bi loolu moo doon sababu réunion bi demandé nañu bâtiment bu nekk lañ fa jot a def la fa des ñu war ko faa def pour mu jeex nee na loolu la bëgg a xam donte milliard la it du xaar sëñ Mountakha du xaar taalibe dina ci taxaw en attendant que kuy ñëw di ko ci fekk léegi nag ci biir loolu it nañu xam ni que bi ñuy commencé université bi dañ ko commencé woon rek ci commencement boo xamante ni booba lu bari xewu fi woon mais diggante bi lu mel ni pandémie bi ñëw na mu nekk feebar boo xamante ni jaaxal nañ ñu bari fii ci Sénégal ba ca bitim réew te terewul jamono boobu mi ngi tombé woon ñuy liggéey bëccëg di liggéey guddi instant bii ñu toll nii bi nga xamante ni loolu ñëw na dafa obligé jël ay car teg ci biti ba pare boobu ñu amoon couvre-feu ñuy wàcc 6 heures nit ki dugg ci car yi mu dem déposer leen le matin ñu teel a xëy si mu indiwaat leen léegi it nag loolu dafa wàññi woon rythme bi te it nag ñu demandé woon plan sécuritaire boo xamante ni moo doon il faut que même ouvrier yi seen bopp bu ñuy liggéey sax dafa am benn distance boo xamante ni dañ leen wax nañ koy bàyyi te it aussi képp kuy dugg it jël nañu sécurité am nañ koo xam te dañ ko jël spécialement pour la sécurité kuy dugg dina la bu laajee raxasu di nga raxasu bu laajee mu defal gel dina la defal gel te it boo duggee ci biir it dañuy demander port masque bi xëy na man li tax mënuma ko monter parce que boo ko tàmmul te mënoo wax it te doo mën a wax loolu te yéene rek bëgg li xew fii ngeen xam ko rek moo tax ma dindi masque bi teg fële waaye moom waa presse bi sax dañ ma ne woon foog nga monter ko man leen nag moom bàyyi leen ma rek ma wax ak yéen bu ma paree dinaa ko monter waaw léegi nag dañ fi am nag benn poste bu ñu naan poste incendie maanaam sécurité incendie bi nag dafa nekk d'abord fi may njëkkee mooy fi nga xamante ni foofu la Abdou Lahad Ka njëkk a xeexe ci étude ci bureau de contrôle parce que da ci am bâtiment yoo xamante ni normalement dañ ko waroon def ourdi def ay éléments teg ay briques ba pare couler béton loolu bu ñu ko defoon kon heure bi waxatuñ ko pare nañ bu yàgg mais dañoo obligé parce que loolu bi ñu ko xaymaa ba seet ko ak bureau de contrôle dañuy wax ni loolu bu dee téye lakk-lakk yàlla tere bu mu amit mais du weesu 30 minutes ñu ni doyul kon il faut que ñu am une tenue de feu au moins 2 heures de temps bi ñu delluwaatee ci études yi delluwaat ci borom xam-xam yi delluwaat ci bureau de contrôle ñu ni kon dañ koy def ay dalles pleines de 20 centimètres ak de 25 centimètres nga xamante ni ba pare wutal ko ay joints coupe-feu yoo xamante ni au moins yàlla tere bu fekkante ne lakk amoon na fit dina mën a téye incendie bi 2 heures de temps ku nekk ci biir bâtiment man ngaa toog ci biir bâtiment la ko wër yëpp di lakkit nga toog fa 2 heures de temps yoo xamante ni doo yëg sax ni dara xew na fi en attendant que système ñëw te def nañ fi ay bouche incendie yoo xamante ni dañ ko lëkkaloo ak waa sapeur pompier ba nga xamante ni buñ doon ñëwit même bu oto bu mbànd bi ñëwee kese sax bu duggee ba ci université bi diggante bi muy dugg ci buntu université bi ba balaa muy àgg ca bâtiment ba mu concerné am nañ système boo xamante ni def nañ ko ba nga xamante ni lu mu gàtt mën nañ ko solal ndox ba mu fees te beneen it des na it mooy que ni dafa am ay détecteur de fumée bu nit nekkoon ci biir salle
làqatu fa waxuma sax leneen parce que même cuuraay bu ko fa taaloon sax ba cuuraay li ëpp dayoo sax ah détecteur de fumée yi dinañ ko détecter ba pare daal di taal sirène bi pour que ñu def attention bu fekkente ne nag lakk-lakk la boo xam te ne ci biir la nag bu ko détecté automatiquement moom ci boppam mooy exploser def mel ni luy arrosé parce que ndox mi day ñëw automatiquement da koy arrosé sur le champ mu daal di fay donc yooyu yëpp dañ ko def te it loolu dañ ko lëkkale it nag avec un système parce que bu njëkk ba dañ defoon système analogique boo xamante ni mooy bu njëkk ba rek ñu ne nag non léegi système numérique bi moo xew donc lépp nañ ko numériser ba nga xamante ni ku mel ni recteur bi ah ku mel ni ñenn ci borom xam-xam yi wala ku mel ni Serigne Mountakha Mbacké mënoon nañoo toog fi di def conférence ci amphi 1500 places bi wala même ci salle d'étude boo xamante ni majalis la ñu def ko vidéo conférence boo xamante ni élèves yi toog ah heure bu recteur bi bëggee def intervention sa fa mu nekk wala ku mel ni sëriñ bi bëgg a am kàddu bu mu joxe mën na ko joxe ñu di ko gis ah moom it mu jàkkaarloo ak salle bi ña fa nekk man leen a wax boo xamante ni day mel ni moom mi ngi teew ci séance bi te it aussi lu mel ni amphi bi def nañ fa ay système acoustique yoo xamante ni ki toog fii ci kanam jàkkaarloo kii wax ak ka toog ca kaw ah parce que 1500 places ak ka toog ca kaw ni ko kii di déggee yow it ma ca kaw noonu nga koy déggee te it ñaar bu ñu dendee toog nii kii toog professeur bi di wax olof kii bu bësee bouton takk ay écouteur am bu ko neexee mu dégg ko arabe kii mu dendal bu bësee bouton bu ko neexee dégg ko allemand bu dee keneen toog na bu ko neexee dégg ko saraxule donc yooyu yëpp def nañ ko ci système boo xamante ni dañ ko def fii ci kii bi te it yooyu it nag ñun nañ ci santaat ñun la wax nañ ci santaat Abdou Lahad Ka parce que Abdou Lahad Ka dafa commencé woon avant lii duggoon na ci université te it duggoon na it ci université virtuelle yi nga xamante ni moom dañuy wax ay ENO bañ ko lancé fii Sénégal moom mooy première personne bi nga xamante ni moo njëkk a def réception bâtiment fële sa Saint-Louis moo tax dañoo mujj jël beneen bâtiment boo xamante ni ñeneen a ko yoroon ñun nangu ko ci ñoom jox ko ma nga fële Kër Massar am na yeneen yu ñu ko doon proposé même fële Casamance ba man mii demoon naa fa waaye ba ñu delsee dañuy déedéet moom daal université Touba bii fi ko sëñ Mountakha teg ba jiital ko ci moom daal fi mu nekk nii baax na soxlaatul appel d'offre soxlaatul leneen instant bi ñu toll ni liggéey bii la bëgg a liggéey ba àggale ko leneen lu muy jëf mu jëf ko donc nag wasalaam loolu la ñu amoon lu ñu leen di wax